jërë ngeen jëf mbokku téléspectateurs yi seetaan seen télévision Dunya Production TV tey nag seen émission déggoo lëkkaloo ak Daara TV ñuy dalal ministre d'État Habib Sy. ministre d'État Habib Sy nekkoon ancien maire bu Linguère ku ne xam ne aussi moo jiite parti bi nga xam ne mooy Espoir et Modernité. kon monsieur le ministre ñu bàyyi la nga présenté wu ak mbokku téléspectateurs yi ñuy seetaan jamono yi. kon Ndiaye maa ngi nuyu seen ñi ñuy seetaan ñëpp. di nuyu waa Daara góor ak jigéen mag ak ndaw di nuyu waa Jolof yëpp di am mbégte tey nag ma ñëwee fii ngeen invité ma dalal ma ci seen studio bi. di leen ñaanal yàlla ngeen dem ba mu nekk télévision bu mag. xam nga man sax am naa fréquence télévision. ah bon mais xam nga man yàlla dafa ma na too Jolof au lieu mut ko Ndakaaru ma def ko Aïda TV mais maa ngi ñaan yàlla ma ëllëg si biir ma dem ba télévision boobu mën a judd fii ci Jolof. d'accord. su loolu wooyee ban maay Habib Sy dëkk juddoo Linguère jàngee fa ba yàlla def ma sama jàng ma nekk jàng ENAM nekk commissaire aux enquêtes économiques nekkoon ci ministère du commerce liggéey ci service yu bëri donc daa toujours être chef de service d'administration boo décompté li ma def ci administration mën na fanweeri at ak ñett. nekkoon fi ministre ci jamonoy Abdoulaye Wade avant boobu sax ma nekkoon directeur de cabinet bi mu nekkee ci gouvernement Abdou Diouf lu mat ñetti at yàlla dogal tim ma mujj nekk directeur de cabinet bi mu nekkee président de la République. nekkoon maire de Linguère pendant fukki at ak ñaar di doomu Jolof comme yéen voilà. d'accord ku ne xam na ne ci Abdoulaye Wade nga nekkoon nga jóge fa nag daal di créer sa parti ñu ñëw ci parti boobu rek d'abord ci choix autour bi Espoir et Modernité lan moo ko wund. li ko wund mooy dañoo xool maa ngi ma ànd ak ne réew mi yaakaar dafa mel daf fee xaw a tas tuuti te nit nag ba mutul yaakaar rek fu mu jëm mën na faa bañ a àgg. moo tax ñu bëgg a dundal yaakaar rawatina ci ndaw yi nga xam ne amam xëy dafa jafe ci ñoom mooy mu mel ne ñi yore réew mi dimbale wuñ leen pour ñu am métier maanaam jàng liñ mën dara ak seen loxo ba mën di ko liggéey bu rafet ñenn ñi ci ndaw yooyu si buñ jàngee ba pare amuñu yaakaar am liggéey moo tax xale yi di génn suñu doom yi dem di dee ci désert bi ñii di dem di dee ci géej gi loolu yaakaar moo ko mën a tëye su woyee loolu ñu gëstu tim ne xale yi lu tax ñuy dem di dem ay Espagne Italie et cetera mooy li ñuy wax modernité xarala yu ànd ak jamono rek foofu parce que seen société dafa moderne am xarala yoo xam ne dafa méngoog jamono ci fànn yëpp ci wàllu télévision ci wàllu tali ci wàllu liggéey ci wàllu hôpital et cetera ba xarale yi bu matalee day jox yaakaar ne xale yi mën nañu am liggéey moo tax ñu di fa dem ma ne nag la nga xam ne am na ci réew yooyu ba tax xale yi fa dem jombuñu ñun fii ci Sénégal jombuñu tim fii ci Jolof buñ ko bëggee rek gëm ko ak pas-pas mën nañ cee àgg moo tax ñu ne modernité. kon ñaari baat yooyu la. waaw gannaaw bi nga créé parti bi jamono yi fan nga toll ci wàllu liggéey ngir yaatal parti bi. parti bi d'abord maa ngi déposé samay statut boobu ak léegi def naa ci mois d'août bi passé léegi bu mat at. mais ba léegi kii di ministre intérieur Aly Ngouille joxaguma sama récépissé xaw ma lu tax nag. mais est-ce que laaj nga ko. man li ñu war a def naa ko li parti war a def lépp def nañ ko bind nañ déposé nañ signé nañ transmettre nañ ko dossier bi. xam nga nag koo xam ne kii yow. nit ko bu créé parti am sax bëgguloo koo jox li récépissé ñu ne yaay organiser élection kooku rek day déjà tey na xel. alors mais loolu boobu gën nañ ci ñëwaat. dinañ ci ñëw. mais parti bi mi ngi taxaw ñu ngi jaay carte yi boo ñëwee fii mel ne Daara jaay nañ fi carte Linguère jaay nañ fi carte Ndakaaru jaay nañ fi carte. def naa ne boo xoolee télévision ak réseaux sociaux yi ci doxu ñaxtu bi nga xam ne def nañ ko àjjuma ji weesu. dafa mel ne sax ñun ñoo fa nekkoon parti bi nga xam ne moo ci gënoon a fés. xëy na sax wane wuñ lépp. mais daal la ñu engagé étudiants yi ñëw jàpp ci xale yi banlieue ñëw jàpp ci ñu def suñu sonorisation musique et cetera. tabaar fakal la
nit ñi xam nañ ne suñu parti bi du parti caaxaan. léegi daal li des mooy ñu jox ñu suñu récépissé ñu def li nga xam ne moom la ñu war a def jublu nag ci élection présidentielle 2019 liñ may ñaan yàlla ñu di ko bokk ñaan yàlla mooy ëllëg si biir ñu ne ana président de la république ñu ne ma ngay yeewoo Jolof. loolu moo ci des. jamono yi la ñu génn gis nañ ne def nga fi mobilisation bu am solo jaar Daara war xoox jëm Linguère mbooloo mu am solo topp la jógee ci dëkk yu bari est-ce que loolu fas yéene nga koo yaatal ci yeneen gox-goxaat yi nekk Sénégal. waaw moom maa ngi koy def sax maa ngi def ay tournée nemmeeku commencé naa ko ci banlieue Dakar bi dem ay Guédiawaye dem ay Maris et cetera étudiants yaa ngi may woo naa ko def ñu ngi may woo fii ba Kédougou. damaa fas yéene dem ci dëkk yooyu yëpp xamal lan mooy suñu parti pour que nit ñi gën koo xam jàpp ci dem ci këru diine yi Tivaouane Touba Ndiassane et cetera fu nekk naa fa dem incha allah. maa ngi waxtaan ak sama gars yi damaa fas yéene nag dellu si waat Daara te su ma ñëwee Daara damaa bëgg waa Daara xam ne seen doom ñëw na ñu tertu ko ni ñu ko war a tertoo. jàppale ma ni ñu ma war a jàppalee parce que fii mu nekk nag. ci Sénégal man maay jolof-jolof bi nga xam ne taxaw naa ne bëgg naa am réew. xanaa nag duñ ma jëndee ñeneen ci sama yaakaar. d'accord mbokkee xarit seetaan seen télévision Dunya Production tey nag ñuy am mbégte di dalal ancien maire de Linguère nekk ministre d'État Habib Sy jiite aussi parti bi nga xam ne mooy Espoir et Modernité ñu ñëwaat rek ci marche bi amoon àjjuma bi passé am na ñu ne marche bi dafa fiasco est-ce que partagé nga seen avis. waaw xam nga gis jant bi ba pare na gisuloo ko moom mooy li pouvoir di def mais xam nañ ne ñoom seen diggante ak yàlla li ñu wax gëmuñu ko sax. mais yaakaar naa ne Macky Sall fee mu tëdd ne la watut parce que ñaxtu bu mel nii bu fekkee am na ci Sénégal amoon na ci Sénégal te yàgg xam nga nuñ koy waxee gën nañ ko fee gis. loo xam ne li ñu mat ay kilomètres. dalee ko ci place Obélisque ba. fee nga xam ne mooy RTS lépp di nit loolu ngóor góom tiitalul def naa ne boobu doon nit li ci des kay mooy nit ñi seen taxawaay nga xam ne ñëpp dañoo mere régime bi Macky Sall bëgg ko fee jëlee taxawaay boobu nga xam ne gis nañ ko mooy nan la ñuy def ñun bu mu nekk doole joo xam ne dana mën a pousser Macky Sall ak pouvoir am d'abord ñu dindi fi Aly Ngouille Ndiaye pour mu bañ a organiser suñu élection. ñu taxaw foofu lan moo. waaw xaaral ba pare ci loolu rek mu bañ a organiser suñu élection. ñu def processus électoral ba xam ne bii day transparent ba ëllëg si biir ku gagné ñu xam ne da nga gagné ci yoon. ku ñu gagné nga xam ne dañ laa gagné ci yoon. ak nan la ñuy def ba doole boobu nit ñi taxawu ko ñu def ko doole mu nekk force électorale pour que mu mën a nekk une majorité. pour ñu jëlee fi Macky Sall. alors Aly Ngouille mu may bëgg a laaj lu tax ñu ne du nekk suñu ministre boo xam ne moo organiser élection ñun dañu ne Macky Sall mi ko fal lu ko neex na ko jox bu ko neexee def ko ministre intérieur chargé de la force publique et cetera tout ce qu'il veut. mais nag yaa xayt Macky Sall biñ koy fal ki nga xam ne moo doon organiser élection yi dafa tuddee woon jaaxaandaay farul fenn muy kii xaw ma kii Guèye moom lañ Cheikh Guèye moom lañ nommé woon ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur chargé des élections. Abdoulaye Wade bañ koy fal ci 2000 Abdou Diouf dafa jëloon général Cissé def ko nga xam ne ministre boo xam ne mooy toppatoo élection farul ci kenn. waaye luy ndeyam nag Macky Sall loolu nga xam ne moo ko faloon mu dem ba ci biir mu ne daf ko fi dindi tey. fab ki nga xam ne Aly Ngouille di maire Linguère di responsable APR taxaw ci rajo beeg télévision ne moom li koy yitteel mooy ku farak Macky Sall mu jox la carte électeur nga dem wotel ko. te ñun ñi farak ñun ñu bëri amuñ carte électeur man sama doom ba léegi mënul jot carte am et cetera. kooku ñun dañ toog di ko xoolal moom muy fal muy def suñu élection. duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg. danañ ko bañ lu mu leen jaral danañu ko jaral. mais bu mooy marche bi est-ce que am na yeneen plan yu ngeen. mais bien sûr bien sûr. jàmmarloo am na ay jàmmarloo ay stratégie politique yoo xam ne dañ ko dox. xeex loolu xeex parrainage bi gis nga parrainage bi sax man dama yaakaar ne Macky Sall dafa bëgg a dàq élection yi. lu tax ma wax loolu mooy xam na ne fii mu nekk moom dooleem wàññeeku na bu baax a baax te mëntu gagné élection présidentielle bu ko defee le 24 février. wóor na ko estime lii nga xam ne moom la ñuy wax parrainage pour mu def ko lu jafe la
pour ñu appliquer wote nañ seen loi promulguer tout ça mais pour def ko presque day impossible. bu ko defee nag mu dem ci jaxasoo confusion boobu xam ne élection mënul am mu jéem koo reporter pour que ëllëg si biir mu jéem a préparer waat pour mën a taxawaay bu dëgër pour mën a sàccaat rek parce que ñoom sàcc la ñu yaakaar. mais loolu aussi nañ xam ne ñun duñ ko nangu peuple bi duñ ko nangu. li may wax mooy moom li muy def moom ak ministère de l'intérieur ministre de la justice dafa garaaw te loolu mën naa taalum réew. ci naka. parce que foo jëlee Afrique ba mu jeex réew yi fi tàkk yépp pétrole taalu ko diamant taalu ko bauxite taalu ko gaz taalu ko xam nga lu ko taal. élection ak wut pouvoir moo taal Mali. moo taal Burkina Faso moo taaloon Niger moo indi problème Guinée foo dem ci Afrique rek mën ngaa wër Afrique yépp ba mu jeex loolu moo ko indi. mais nag monsieur le ministre moom woon na leen ba tàyyi ci waxtaan. alors donc kon moom bu fekkee ne dañuy def ay njuuj njaaj ci élection yi. peuple bi dana résister dana bañ. au fur et à mesure ñiy bañ di bañ dañuy dem ba peuple bi révolté wu. te loolu moo gën a dangereux ci réew. te ñun bëgguñu réew mi tàkk. mais Macky Sall fi mu nekk dafa mel ne moom dafa bëgg réew mi tàkk. moo tax ñuy dem di seeti kilifa diine yi wax ak ñoom kilifa aada yi pour ñu téye loxo pétrole ak almet bi nga xam ne mi ngi ko yore pour taal réew mi mu bañam. parce que ñun it du ñuy toog di croiser suñ bras di ko bàyyi mu def lu ko neex c'est pas possible. dañu bëgg rek yëf yi leer comme ni mu gagné woon Abdoulaye Wade félicité ko da Abdoulaye Wade gagné woon Abdou Diouf félicité ko. dañoo bëgg ëllëg si biir fekkee dañ koy gañe mu demee noonu bu fekkee moo gañe tim mu demee noonu ñu xam ne moom moo gañe ci anam yu leer ñu ne ko njaramal njàkk xaw ma lu ñu koy waxeeti sax jaroo lakk yaa gañe ñu duggaat ci leneen mais boobu ba léegi mu nekk fii di changer charte réew mi di changer code électoral et cetera ne Karim Wade du nekk candidat génne ko réew mi ne Macky Sall du xam nu mu tëddee sax Khalifa Sall du nekk candidat tëj ko ci kaso bi ni yéen ñi ci des damay def système parrainage pour ngeen bañ a bokk man rek mu mën a taxaw ak ñi nga xam ne xëy na ëllëg si biir maa leen di financé ñoo xam ne ñi ay candidat yoo xam ne du dara fantoche ñu ñëw mu nekk candidat pour mu gagner haut la main dem yoonam loolu du am ci réew mi danañ ko bañ tey danañ ko bañ ëllëg te gis ngeen force bi nga xam ne wane nañ ko keroog ajjuma bi weesu loolu dañ pression boobu la ñuy continuer ci moom ba li nga xam ne bëgg nañ ko ñu am ko Aly Ngouille jógee fii du nekk ministre bi chargé élection bu ko neexee mu nommé ko lu ko neex ñu def processus électoral boo xam ne bu leer la susceptible d'aucune contestation. ñu desandi ci Macky Sall moom rek moom def na juróom-benni at ci bopp réew mi boo doon tënk tey bilan ndax jaar na yoon. xam nga bu jaaroon yoon kay ñun ñu dem ànd ak moom jàppale ko. mais dañoo jàpp ne jaarul yoon. xam nga booy jiite askan da ngay xam askan yu mooy lan mi ngi def ay réalisation yooyu man su ma la waxee man maa gëm dara lu mu ci xalaatal boppam ay xalaatu président Abdoulaye Wade ñun ñoo ko fi defoon mu ñëw di ko continuer. tali bii jógee Touba ñëw ba daara gi man mii maa ko defar maa ko lijjanti dañoo ñëw continuer ko. tali yee ñu def ca Linguère duñ ma weddi bala ma fay jógee. laa defar bañ marché bi ñu jox ko entreprise bi nga xam ne moo ko war a def. Macky Sall autoroute bi ñoo ko concevoir. autoroute bi nga xam ne ñu ngi bëgg a jógee fële jaar corniche bi topp géej gi dem ba Ndar ñun la. donc amul dara loo xam ne génn na ko ci xelam ak xalaatam pour defal ko réew mi. mais quand même PUDC moom fu mu toll. waaw yooyu yëpp day bàkkoo. gis nga boo demee. lu tax mu fa Ibrahima man maa nekkoon ministre des infrastructures ki nga xam ne moom lañ doon liggéey muy Ibrahima Ndiaye directeur général Ageroute lu tax Macky Sall téye ko parce que ñun ak Abdoulaye Wade tali boo xalaat ci Sénégal xale yëpp tracé nañ ko waxuma Sénégal mais tali Afrique yëpp Abdoulaye Wade tracé na ko pont yëpp tracé na ko barrage yëpp tracé na ko ñu dajale bailleurs de fonds yi fii à l'époque mu nekk budget 24 et quelques milliards de dollars. donc amoo dara looy def lu may dem xëcc sa tiroir rek dem wuti financement def kon inventé wul dara mais comme dañ ne pouvoir da ngay wéyale li nga xam ne aussi sa ki nga fi wuti mi ngi ko doon def mi ngi def ay réalisation mais li ma doon wax sànq Sénégal da ngay xam peuple ban façon peuple la
boo ko defoon ba mu mel ne New York tim te ngay xañ nit ñi seen liberté xañ leen seen yoon bëgg di ñu njaaj ay élection gisuñ la nga def parce que liberté doomu aadama sénégalais daf ko fonk même ci temps wu njaayu njaam yi boo demee nga dem ay Brésil yu mel noonu et cetera archive yaa ngi fi dañoo yàgg bañ dem nañ ba ñoom ñu ne bu ñu leen yónnee te esclave wolof sénégalais parce que fu ñu dem dañuy révolté parce que dañ leen di xañ seen liberté googu nag mu bëgg a xañ nit ñi moom moo nar a taal réew mi donc c'est pas def naa PUDC def naa xaw ma couverture maladie et cetera universelle bien que yooyu yëpp ñun suñu gis-gis moo gën a sori gis-gisu Macky Sall n'est-ce pas c'est bien mais il y a quelque chose de fondamental liberté ak droit ak yelleef yi nga xam ne askan wi ñoo ko moom mu bëgg leen ko xañ loolu moo tax réew mi métti boole ci nag kenn gisu ci sa bopp ñu teg suñu baaraam waaw léegi mu fab xaalisu réew mi alal ji mu jox ko tubaab yi mu jox ko naar yi boo ne ñu am ci réew mi ñu ne moom ak famille yëpp ku nekk ne sonn na la nga mënoon daaw mën loo ko ren ñu ne xaalis bi warut circulé wul mais réew bu amul xaalis kenn mënu cee jot mu demee boor kooku tim nga boole ko di xañ nit ñi seen liberté ak seen li nga xam ne mooy moom la ñu moom mais bu réew mi tàkkee yaa ko taal te loolu moo ñu dal ci Macky Sall ñu teg foofu suñu baaraam rek ñëw ci suñu deuxième partie émission bi mbokk ak xarit yi comme ni leen ko waxoon rek ñëw suñu deuxième partie émission bi tey nag ñuy dalal monsieur le ministre d'État Habib Sy nekkoon fi maire bu Linguère jiite aussi parti bi nga xam ne mooy Espoir et Modernité sànq yaa ngi woon ci li nga xam ne mooy Macky Sall ni mu yore réew mi yow jàpp nga ne PSE ak yooyu yëpp daf ko copier rek ñëw continuer di ko doxal mais est-ce que jàppaloo ne mbir moomu nekk na loo xam ne nii Sénégalais yi gis nañ ci seen bopp parce que ku ne gis na Ranch de Doli bi ni mu ko réhabilité ak yooyu ak forage ak yooyu. Ranch de Doli baaxut. dama nga laaj sàmmkat yi. tout temps nga wax ko. xam nga man Macky Sall maa ko njëkkee indi Ranch de Doli boobu mu nekk premier ministre man ma nekk ministre de l'hydraulique. moo amoon problème mu ndox forage et cetera ma téye ci loxoom yóbbu ko bu foofu la ñu réhabilité forage ba nit ñi am ndox. léegi boo demee ña ngi ko muré mais laaja sàmm yi dañ leen di fayu pour ñu dugal ci seen nag d'abord dafa cher xaw ma nee nañ ma benn nag xaw ma ñaari téeméer la war a fay. bu dee xar wala bëy dana fay juróom fukk boo ci yoree téeméer bëgg a fay dugg ci Ranch de Doli ba kooku da nga ko àttal rax ci dolli ñu ne aliment de bétail dana dem ba ay 11000 wala bu ko ëppul sax temps yi dana 9500 xaw ma lañ koy jaayee. fii ci daara jar na fi ay 13000. 13000 nga yore lu mat téeméeri nag yore lu mat ñaari téeméeri xar kooku kan moo ko mën a supporter ci sàmm. rax ci dolli même ndox mi leen di jaay loolu ñu tuddee gris yi n'est-ce pas. nga xam ne jur fii ci Jolof problème mooy ndox nga leen koy jaayee prix boo xam ne attanuñ ko ñoom ñëpp nga dajaleen ko te wane na te ren ni mu waroon toppatoo jur gi toppatoo wuñ ko ci vaccination bi li dee xen xamul nu mu toll si recensement bi ñu def pour fay sàmm yi baaxut. est-ce que jàppaloo ne taw bi moo ko waral maa ngi ñëw moom laay expliquer damay dugg ci sama programme ma ne man su fekkee ne maa yoo nekk président de la république nii nga xam ne moom la ñuy def Ranch de Doli li ma ko def damay def ay mini ranch yoo xam ne dama koy jëlee fële Podor Matam topp ko ba mu àgg Saloum ngay jël quelques hectares rek boo ko dajalee nga def li ñuy wax culture fourragère mbay boo xam ne bii jur gi toujours day at mi yëpp ñax mi day jebbi ñu du ci lekk nga defal leen forage boo xam ne bi dañ cee mën a naan defal leen parc de vaccination n'est-ce pas ak ay surtout poste vétérinaire un peu dans la zone ñu mën a surveiller jur gi su ko defee au lieu ñuy def ay transhumance di def ay kilomètres boo doxee tuuti lu mat 5-10 kilomètres da nga gis un mini ranch boo xam ne mën nga faa dugal sa jur parce que jur gi li muy dox man nekkoon naa ministre élevage daf leen di sonal bu baax comme suñu mbokk sàmm yi mënuñu def automatiquement rek ñu ne élevage intensif def li ñuy wax stabulation maanaam jur gi toog ci place da ngay def yu mel noonu mooy tax progressivement culturellement ñu mën a accepter ne di yóbbu jur gi ba dem ba Saloum loolu du leen arranger nga boole ci nag def ci des infrastructures sociales mu am ay dispensaires poste de santé yoo xam ne mën nañ fa fajoo
def aux alentours école yoo xam ne seen doom yi mën nañ fa jàng et cetera. bu ko defee fii ak ay quelques at juróomi at fukki at dañ dem ba ñoom ñu xam ne dañu war a stabiliser ñu toog jur gi toog ci nga yëppee meew ci nga yëppee yàpp ci nga yëppee santé seen doom mën a jàng développement mën a créé wu. te loolu li ma koy defaree aussi mooy damay def région bu nekk ma def ministre délégué auprès du premier ministre chargé du développement de la région. mën nañu day am ministre boo xam ne mooy chargé développement Louga dégg naa sax Jolof ñi ngi ñaan nekk région. man bëggoon naa ko d'ailleurs. waxoon naa ko président Abdoulaye Wade mais comme xam na ne dama amoon point faible ci moom. mu ne ma Habib Sy da ngaa bëgg a séparer ak man Kébémer ma ne kon président bàyyi naa ko alors mais. région de Ferlo war na mën a am. mën nañu bu ñu defewaat configuration bi sax diminuer certaines régions xool les réalités socio-économiques et cetera bon comme daara ñoom ñoo bëgg a nekk département. yooyu yëpp lu ñuy étudier la. alors su ko defee chaque région am ministre délégué chargé du développement de cette région ba nga xam ne bu ñuy defar budget Sénégal dañuy def budget d'investissement en fonction besoins région exprimés. man damay engagé wu en tant que président de la République xam nga budget Sénégal mi ngi ci ay 3000 milliards. ma ne man su ma nekkee 2019 président de la République 2020 danaa yóbbu budget Sénégal 5000 milliards. te du ma yokk impôts yi te du ma compter ci pétrole parce que pétrole ak gaz man keroog dama rus sax. bi ma déggee ne at mu jot 500 milliards lañ ciy compter am coow lu bëri yëpp. man ma ne man mën naa yokk budget Sénégal def ci 2000 milliards de plus. mais bu boobaa fooy xam nga man administration laa bokk. boo demee tey impôt domaine douane commerce environnement services yi nga xam ne ñuy jural état yëpp lañ cay perte moo ëpp actuellement lañ cay jëlee. ci lu ma wóor comme xam naa administration bi ñuy doxee te xam naa ban discours lay tenir ñi nga xam ne ñoo fa nekk. su ma ko defee réformer service douane impôt trésor commerce environnement et consort dana am loo xam ne li njort naa ne dana àgg ci 2000 milliards yu yokk ci budget bi. et cadastre fiscal la fa nekk ci xaalis kenn xamul nu mu toll mais fi mu nekk da ngay gis état ay sociétés yoo xam ne dañuy gagné ay milliards mais am na nu ñu demee état bi ba état mooy intervenir di wax waa impôt et domaine ñii buñ fay impôt. loolu dafay war a jógee yooyu bu fi jógee rek budget bi yokk. kon nga jàpp ne dafa am mbiri kumba ndey ak kumba amul ndey. mais bien sûr moo am ci économie Sénégal ci lu wóor. alors su ma defee loolu nag ma ne léegi damay def fonds de solidarité. fonds de solidarité mooy kees goo xam ne gii day nekk ndimbal bu ñu koy defee ñi nga xam ne miskin yi lañ amuñu doole. laago yeeg yooyu ak ñeneen étudiants yëpp ci la ñuy bokk. ci 5000 milliards yooyu bu ma ko yokkee ba mu àgg foofu xam nga danaa mën a def fonds de solidarité damay engagé wu ne même li ñuy wax fonds spéciaux fonds politique président de la république ma wàññi ko bu dee 8 milliards 4 yi ma dugal ko fonds de solidarité ñi nga xam ne amuñu doole ñëpp ñu leen di jàppale ba ci ay logements sociaux ñu mën koo tabax pour ñoom parce que c'est anormal état réew ñi am doole di bañ a dimbale ñi nga xam ne dañuy amuñu doole te loolu la l'islam wax sax. jàppalante baykat bi mais dafa war a am logement sociaux comme ñi nga xam ne dañu nekk Ndakaaru même bu fekkee ne du taaroo noonu et cetera mais bu ñu organiser woo ci li nga xam ne mi ngi koy liggéey ak fonds de solidarité mën nañu am ay possibilités am des logements sociaux. sàmm bi war na ko mën a am et cetera. ñi nga xam ne amuñ doole ñu def système ak assurance man waxuma couverture maladie universelle parce que baaxul doxul. pour ñu régler problème nit ñi mën a faju il faut que ñu def système assurance. xaalis boobu nga xam ne moom la ñuy def fonds de xawma couverture maladie universelle ak li nga xam ne moo nekk ci fonds de solidarité ñu mën ko faa jëlee bu ñu liggéey yeeg société assurance danañ mën a def ba Sénégalais yi surtout néew ji doole yi baykat yi sàmm yi ak ñi nga xam ne ñu amuñu dara buñ feebaree mën a faju mën a am seen ordonnance. ñi nga xam ne moom leen docteur yi bindal. d'accord étudiants yi jibal leen ci parce que pour man
su ma xamee ba nekk président bu ma nee ba nekk président de la République damay def statut étudiant maa ngi ciy discuter ak étudiants yi et cetera. parce que bokkuñu réewu réewu Amérique ak consort France ñoom dafa xam ne dañ fa àgg. ba nga xam ne étudiant bi foofu bu demee université privée day dem ci banque ñu lebal ko xaalis mu fay njàngam. lu tax ñu jóg a def parce que bu génnee daf koy woon dana am liggéey pour mën a dem fay ki nga xam ne moo ko lebal xaalis mais fii boo génnee xamoo fooy liggéey kon mënoo dem ñu lebal la nga fay sam njàng. amul garantie daal. amul garantie donc état rek moo na ba la supporter defal la bourse defal la ci conditions yi nga xam ne da nga mën a jàng bu baax boo liggéey nag ñu dem ba am benn niveau de développement emploi am. entreprise yu mag am fi di et cetera mu wóor la boo jàngee université boo génnee da nga mën a am liggéey bu wóor ñu mën a dugg ci système boo xam ne mën nañu def pare étudiant ñu di ko lebal mu dem jàngi. d'accord mais tollooguñ foofu. monsieur le ministre coowal CEDEAO yi temps yi décision bi mu jël bari na lool. parti espoir sama programme bi xool programme moom dafa yaatu mais mën nañ ci wax fii ba suba. waaw ñu bàyyi nga tënk ko rek te ñëw ci. programme mënu ma koo tënk kay moom xam naa ne dafa bari. boo jëlee par exemple ci wàllu institution yi. damay wax ne ñun li ñu rey mooy ñun ñu jàng tubaab. ah bon waaw ñu sàll réew mi ñoo ci jiitu ñoo ci jiitu lu tax ma wax ko. parce que ñun dañoo dem copier tubaab bi rek. bu ne président de la république ñu def président de la république assemblée nationale conseil économique et social ñu def conseil économique et social. ñi nga xam ne dañoo génnee ci daara yi ak ñi nekk ci këru sëriñ si. mën a yore réew mi junniy yoon parce que avant tubaab bi ñëw ñoo yore woon réew mi te ñu nekk Arabie Saoudite pays du Golfe et cetera Dubaï raw ñu làkk ñu tubaab ñun ñu ne nag ñooñu nga xam ne yàlla may na leen xam-xam yorem réew ñun dañ leen ciy génne teg leen fee bu ñëwee rek tàllal loxo ñu ñaan ñu dem suñu yoon. alors que boo jëlee économie Sénégal fi mu nekk ñan ñoo ko yore ñi génnee ci daara yi. ci naka. sëriñ boobu fu mu génne. sëriñ boobu. ñoom ñëpp boobu mën naa leen ñoom ñëpp foofu la ñu génnee ñi yore économie informelle boo demee ña nga fees dell Sandaga ñoo yore économie informelle réew mi te 90% économie bi yëpp informelle la. waay sëriñ bi kii organiser gàmmu kii Tiwaawan ak kii organiser màggalu Tuubaa boo ko dénkee réew mi xam mu yor ko de. kon ñun réew mu ndaw lañu ñooñu nga xam ne yàlla seen may na leen am xam-xam organiser réew. waaye nañu fexe ñu bokk ci li nga xam ne mooy doxal réew mi. moo tax damay def dans un premier temps au conseil religieux auprès du président de la république nga xam ne ñi dañuy jógee ci daara yi ñi jógee ci këru diini yi et cetera ñi jógee ci ñi nga xam ne ñoo jàng arab tas conseil économique et social amul njëriñ. tas li nga xam ne moom la Tanor Dieng yore au conseil xaw ma de collectivité territoriale amul njëriñ. xaalis boobu ma dugal ci fonctionnement. au conseil religieux au président de la république. waa jàngu bi ñoom danañ ci bokk liggéeyam mooy lépp lu ñu yëkkati ci réew mi war koo doxal mu nekk intérêt national nañuy def di laaj avis assemblée nationale ñoom ñu laaj leen seen xalaat. parce que nag bon amuñu république islamique mais il faut que ñu góorgóorlu tuuti pour que nga xam ne suñu diine mën cee bokk. damay jël exemple bu fekkee da ngay takk jabar. yow jullit nga moom sa jabar jullit la ngeen dem ci jumaa ja takk ba pare la ci yoonu tribunal war nañu mën a def système ba état reconnaître un certain nombre de mosquées bu xam ne mariage bu ñu def dans les mosquées moom valeur juridique boo defee ndono ñu dem donale ba pare imam bi ñëw ñu ne ñun lii la ñu gëm mooy suñu diine ñu def ko ba pare la ca tribunal di wut mooy tax ngay gis ndono yi di yàgg fii ni dana dee lu mat fukki at ñaar fukki at fanweeri at kenn du régler problème ndono te jullit nag bu dee génn àdduna dañ ko war a ndono pour mu nekk ci jàmm. bu fekkee def nañ loolu mën nañu am reconnaître valeur juridique yu mel noonu ba xam ne moom mooy état bañ ci affaire dugal loxoom ay tribunal ay code de la famille et tout ça il faut ñu changer ko. d'accord programme bi parce que yooyu day désarticuler notre société. day désarticuler valeurs yi nga xam ne moom la ñu am. yooyu yëpp dañ ko war a organiser ba réew mi ñi war a bokk ñi war a joxe seen xalaat mooy tax doxuñu réew mi mën a gën a gaaw. ci coowal CEDEAO yi jamono ji. CEDEAO xam nga man bon avant arab yi génn sax arrêt dem naa seeti Khalifa Sall sama xarit la sama doomu ndey la mais CEDEAO li mu wax moom amul ma demal ma ñëw mooy Khalifa Sall daal na génn.
koo xam ne kii nee nañ bañ lay jàpp sa àq ak sa yelleef yëpp respecté wuñ ko. dañ koo salfaañe. bañ lay jugé yóbbu la yooyu yëpp respecté wuñ ko donc li ñuy wax procédure en droit ñu ne dara baaxu ci te jugement ci wàllu yoon bu procédure baaxul léppay na saxaay. waaye kon nañ bëri bay jàmbur. mais est-ce que jàpp nga ne ñoom nekk nañ ci yoonu bàyyi ko parce que dafa mel na ba léegi. xam nga nag moom seeni mbir kenn du ko xam. mais li ñu njëkk a xamal daal mooy ñoom wane na bëgguñ Khalifa Sall nekk candidat élection présidentielle. n'est-ce pas mais am na foo xam ne bu ñu fa àggee wax dëgg yàlla kuréel gu mel ni CEDEAO wax li mu wax te ñoom ñu bokk ca. mën na njort rek ne procureur wax li mu wax moom it. man maa ngi doon dem di seetaan jugement bi avocat yi défendre boobu ba léegi parce que bi ñuy njëkk a commencé ci bés yu njëkk yi xeex bu métti la woon. ci avocat yi ak Khalifa Sall ak juge bi. Juge Demba Kandji ma xam ko bu baax d'ailleurs parce que ñoo jàngandoo et tout ça il a été toujours sérieux et il est très compétent. mais dafa bañoon ne du reporter projet bi ba tëdd ci suuf. mu yeewu rek daf ne woon sax arrêt CEDEAO moom reconnaître ko parce que jotaguñ ko et cetera mais yeewu rek daal di nangu ne bon nañ ko reporter ba pare procureur bi tim ne bon léegi nañu appliquer arrêt de la CEDEAO arrêt décision CEDEAO bon. xamuñ piège la xaw ma lan la mais def naa mënuñu empêcher dans tous les cas Khalifa nekk candidat à l'élection présidentielle parce que gisuma possibilité bu ñu am fii ak élection yi ñu mën a yeexal la procédure ba condamné ko définitivement. et puis Khalifa Sall tëj nañ ko Karim Wade comme ni nga ko waxee sànq génne nañ ko réew mi. est-ce que jàppale ne opposition bi bu ñu defut bloc dinañ mën a daane mbër mi nga xam ne ni fu mu toll danaan fañ di ko bàkkoo. waaw loolu moom mooy lu gën man gis nga ma boobu maa ngi ciy dox. ba am lu ma proposé woon opposition li ñuy wax benn pacte de l'opposition pour battre Macky Sall maanaam ak dégg boo xam ne dañ ko def. maa ne leen yéen nañu dajaloo même bu ñu mënul am benn candidat unique. ñu def ñaar ñett ñeent ba juróomi candidat bu fekkee loolu moo am ñoo ñu am ci lu ñu tënku ñu ne ñun de lii la ñu d'accord ëllëg si biir ki nga xam ne moom mooy génn deuxième tour ñëpp jàppale ko nga xam ne bu génnee du fa nekk def coono fu nekk mu wër naan kaay leen jàpp ma di négocier fekk na ñu bind ko ba pare ñoom ñëpp d'accord xaatim signé ko ki nga xam ne moo ci topp mën nañu d'accord ne moom mooy nekk tête de liste lëg si biir élection yi nga xam ne mooy élection député yi moom nañuy yaakaar na moo nekk président assemblée nationale ki ci topp bu ko nangoo ñu ne ko yaay nekk premier ministre et cetera ñii nekk ministre d'état et cetera ba parti bu nekk wala mouvement politique bu nekk avant ñuy dem élection sax nga gis sa bopp ne ëllëg si biir bu ñu gañee du partage du mënuñ koy waxee du seddoo du tong-tong mais partage de responsabilité la moo tax électeurs yi mën a def bloc li ma wax sànq li nga xam ne gis nañ ko ci mobilisation ñu mën ko def force électorale bu ko defee même ci pacte bi day am programme minimum boo xam ne dañ ciy d'accord nee naa leen bu ko jaree buñ ko xaati même pare ñu indi kaamir waat ñi nga xam ne ay chrétien lañ ñu indi bible waat ne lii nga xam ne moom la ñu d'accord buñ demee ci nekk pouvoir moom la ñuy wéyale même bu ñu waatul ñu def jury populaire comme nañu def keroog woote askan yëpp ñu dajale ñu liir ko wax ko ku nekk ne man lii ma nekkee ma jiitoo danaa ko def et cetera et cetera bu ko defee yaakaar naa ne Macky Sall moom du ñu doyoo xëy. jamono yi nag mi ngi romp Fada xëcc fa bu liggéey gars yi. est-ce que jàppaloo ne. Fada avant muy dem sax man gis naa ñu waxtaan nañ ma ne ko Modou Diagne Fada yow xale nga da nga am avenir politique boo xam ne yaa ngi koy gérer. yow 2019 2024 même 2000 au-delà man incha allah nii ñaan yàlla mu fekk la fi man ngaa nekk président de la république on sait jamais mais sa avenir politique bul ko salfaañoo. salfaañoo ko mooy kii nga xam ne mooy Macky Sall ak ñi mu ànd ak ñëpp béy leen ñu am yaakaar ne dañuy daanu nga yàq sa der dem topp leen. boo ko defee nag moom politiquement tu es fini. man de mënuma ko te du ma ko def ñaanu ma ko yàlla fi ma toll. moom mu def mais moom la décidé def ko. Fabul itam dégg ngeen li mu doon wax boobu ba léegi défendre Karim et cetera bon mais léegi mi ngi dem rejoindre leen. mais yaakaaruma ñu mën a indil Macky lu bari. parce que dañ koy yàq rek ñu ne Macky ngi defaat transhumance ñee gëmuñu dara et cetera et cetera gis nga boo demee fay ñu bëri ñi leen toppoon ñu ngi béy seen responsable yi. donc duñ ko indil dara ba dara booloo jeex.
alors kon nag mais ñoom ils sont libres de dem def la ñuy def. c'est d'en tirer les conséquences. waxtu wee ñu xaw a xooj rek coowal Auchan li temps yi opérateur économique yëpp jóg bëgg leen fay jëlee. xam nga Auchan nit ñi nga wax boobu ba léegi mais dañ ko analyser bu baax xam nga lan la. ñun bi ñu fi nekkee ak Abdoulaye Wade ñu daaneel commerçant yi ci lañ bokk ñoom ñoo ko wax ñëpp dégg. ñu ne ñoom ñoo ko def pour daaneel ñu yokk prix yi. askan wi yëpp di kaas Sénégal njëg gi dafa seer te boobu Macky Sall mi ngi woon ci biir ñoom dañu diloon def ko ak Macky Sall Macky nag comme bi mu faloo dafa wor commerçant yi. lam leen waroon defal defalu leen ko. mu bañ loolu dal ko. mu ne Auchan ñëw leen Auchan ñëw wàññi prix commerçant yi fi mu nekk guerre bañ ñu guerroon mënatuñ koo guerre Macky parce que mënuñoo yokki prix mu neexal Auchan nag lu ko neex mu def. yooyu yëpp pour sauvegarder son pouvoir la. c'est un problème politique au-delà de problème économique. dernier point bi jóge nañ ci coupe du monde bi yow ku ne xam nga ministre nga woon ci Sénégal ban jàngat nga def ci participation Sénégal ci coupe du monde bi ñu génn. bon mbégte un peu de déception parce que bu sa équipe di dem coupe du monde da ngay yaakaar ne mën na dem fu sori surtout Aliou Cissé entraîneur bi je crois que am na benn vision. parce que bi ñuy dem football ak Croatie kenn xamuloon luy Croatie. ñu ne day dem jël équipe yi faible yi et cetera alors que Croatie est une grande équipe. bon une première participation pour lui erreur mënul ñàkk moo tax daal man bu sama coobaree bopp daal xaw ma football lu bëri nañ ko fi bàyyi. mais gën ko encadré wax ak état bi wax ak staff yi pour que li nga xam ne ñun moom la ñuy kaas mu gën a libéré booy yi ñu joué. xam nga ñun dañoo xaw a niroog Brésil. Sénégalais football da koo def jeu daf ci am plaisir mais loolu du mentalité avec kii nu mu tuddati Aliou Cissé moom c'est l'efficacité il s'en fout permettez-moi l'expression du beau jeu et consort l'essentiel c'est de gagner et cetera alors mais comme moo doon seul Sénégalais seul Africain là-bas au mondial nañ ko may à mon avis mu liggéey ba ëllëg si biir mu bokk ci entraîneur yi gën a mag ci Sénégal ci monde bi c'est possible on a aussi de la compétence ñu mel ne ñoom El Hadj Diouf bon peut-être que ak nu mu mën a mel tim xam na dara ci football am na lu muy signifié ñu jéem rek dugal ko ci mu bokk ñu jàpp ci pour que ëllëg ci biir ñu mën a am yaakaar jël coupe d'Afrique au moins parce que booy jàmbaar la ñu bon je ne discute pas les choix tactiques et cetera bon voilà. ni ñu cërale woon ci wàllu et gën cee kontaan mooy am na jolof boo xam ne léegi mi ngi ci équipe nationale Pape Aliou Ndiaye de Linguère. man xaw ma ko woon sax barki démb na ko ñoom Baba Der wax. donc boo jaraaf la. waaw di ñaan yàlla ëllëg si biir aussi yeneen xale jolof man ci bokk quoi. d'accord looy jeexale émission bi fëng na. li may jeexalee mooy wax sama mbokk waa daara yi incha allah maa ngi ñëw. yaatal leen ma. yéena ma jur dama bëgg réew mi xam ngeen li ma fi man xam ngeen li nga xam ne mooy sama yaakaar ci Sénégal ak xam ngeen li nga xam ne mooy sama mébét ci Jolof rawatina fii muy Daara. yéen la yàlla def département bi Daara moo fi ëpp électorat ku gañewul Daara yaakaaruñu nga mën a gañe département bi. te nag xanaa du ngeen seetaan ñu ne ëllëg si biir Habib Sy mi ngi dem élection présidentielle ñu may gañe fi nga xam ne fi laa bokk cosaanoo fu muy Jolof ak lu leen nit mën a defal amul kenn ci responsable politique yoo xam ne taxaw na tey ne dafa bëgg nekk président de la république bu dul man kon nag di sant sama collaborateurs yi ñu ngi fii ñoom Date Sarr ñoom Demba Fall ñoom Abbas ñoom Diaba et cetera ñoom Bakke Sarr nga xam ne ñoom la ànd ak dinaa leen yónni ci nit ñi ñu dem wax ak ñoom ba ëllëg si biir daal man fee ñëw taxawaay boo xam ne bii ñoo koy bokk pour que ëllëg si biir nag bu ñu ne président ma ngay jaar Daara ma nga fay fanaan. ma ngay yeewoo Jolof et cetera loolu yàlla mën na ko def yàlla ñu ko yàlla defal. yàlla mën na ko. ñu béy yenn considération yi ko. d'accord jërëjëf monsieur le ministre d'État Habib Sy jiite parti Espoir et Modernité nekkoon tey ganu déggoo fii ci Dunia Production lëkkaloo ak Daara TV ñu leen jox dig daje ba benn incha allah jërë ngeen jëf. merci beaucoup.